sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors est-ce que mën nga ñu ñëwalaatal si yow lan nga ci ki nga xamante ne nii mooy Abdou Faye. waaw Abdou Faye papaam la rakk papaam la man ak papaam ñoo bokk papa. nekkinu Abdou Faye si seen biir kër avant ngay xamante ne nii jàpp nañ ko rawatina muy dem di génn àddina Abdou Faye naka la nekkee woon ak yéen. waaw man bi ma koy mujjee gis yàgg na parce que bokkatuñu woon kër wax dëgg yàlla mais bi ma ko mujjee gis yàgg na mais Abdou Faye nekkoon na koo xam ne nii moom man li ma mujjee xam ci moom yow boo jàkkaarloo nag yow sax du la xool booy wax moom sax du la xool suuf rek lay xool de rusa si gis sax xool nit loolu daal xam naa ko ci moom xam naa it nag moom ku yërëm ay waajuram la loolu moom xam naa ko ci parce que bu ma réerawut ak ñoom fi ñu dëkk tey jii fi ñu dëkk fii nii fi ñu dëkk si Diourbel moom moo ko jëndal leen ko tabaxal leen ko ñu dox ñu dëkk ci loolu moom am naa ko ci yaakaar naa ko ci ñoom. relation yi nga xamante ne Abdou Faye amoon na ko ak Baye Modou Fall ba tey mu jur lii ndax mën nga ñu si ñëwalaatal. waaw loolu moom man yaakaar naa ne xamuma ci lu bari parce que mosuma gént ne Abdou Faye sax mu ngi prison loolu mosuma kaa yëg mosuma yëg sax ne mu ngi prison booy ànd ak Baye Modou Fall mos naa xam ne yaakaaru man daal mën na ànd ak Baye Modou Fall wala bu ànd ak Baye Modou Fall yàggul parce que Abdou Faye korité Diourbel la korité en famille la korité ak waa këram papaam seen yaayam ak famille yëpp ñu ngi korité wandoo kon yaakaar naa ne foofu bu ànd ak Baye Modou Fall yàggul te mosuñu koo xam ñun mosuñu koo naan ci ndox ba ci jàpp bi ñu ko jàpp sax ñun yëguñ ko woon amul benn autorité juridique bu ñu woo amul benn autorité boo xamante ni woo nañu ne ñu arrêté nañu seen doom ñun ci média bi lañ ko yëgee ci média yi lañu ko yëgee. bi léegi bi nga xamante ne ni Abdou Faye jógee na fi nga xamante ne mooy Diourbel daal di ñëw ñaata la def ci ay diir biñ ko jàppee ak bi ñu waxee ne gaañu na. waaw ñun dimanche la ñu yëg ne jàpp nañu ko moom la papaam yëg ne jàpp nañu ko mardi ci guddi ñu ne mardi ci guddi la faatu moom ba mu jógee Diourbel ak léegi yaakaar naa mu tudd ay 2 semaines 1 semaine et quelque lay nekk waaw 1 semaine ba mu jógee Diourbel ak léegi ça fait 1 semaine waaw. Abdou Faye lan la doon liggéey. Abdou Faye marchand ambulant la woon pour mu def ni justice soit fait comme la xew ci États-Unis ci George Floyd lu mel noonu lañ bëgg ñu defal ñu ko fii parce que y a énormément de personnes ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci aussi melokaan yu mel nii suñ sañoon mu leer lu am ñu xam ne am na parce que ñun ay jullit lañu nekkit ci réewum jullit te ku ne Jurbel ne njaarim xam ne Medinatul fa la nekk armée li Serigne Touba defar fa lañ ne te ku ñàkk sa doom nekk ab jullit nekk ab murit da nga bëgg denc foofu sa doom bu ñu nee dafa xaru tey jii bu ñu demee bëgg koo denc foofu dinañ am énormément de problème pour denc ko parce que xam nañ les réalités yi nga xam te ne mooy dox fii si Sénégal surtout ak l'islam boo xaroo duñ la denc si armeel nangam loolu lañ bëgg ñu teggi ñu ko si der bi deram maanaam mën nañoo imaginer ñàkk suñ doom mais mënu imaginer ñàkk suñ doom par ñu yàq deram waaw ñoo jàpp nañ ne xaruwul parce que gisuñ dara loo xamante ne jaral na ko mu war a xaru foofu noonu parce que comme ni ma ko waxee ci conférence de presse bi dekk ne ànd ak Baye Modou Fall rek tax na nga bon waaw nekkul ne ànd ak Baye Modou Fall tax na nga bon même bu fekkee ne Baye Modou Fall la doon àndal taxut mu bon mën na bañ a bon te it est-ce que ñun sax réellement mook Baye Modou Fall moo doon ànd parce que on sait jamais ñun kenn newuñu présenté wuñu ne Abdou Faye arrêté nañu ko fii kenn woowuñu wax ñu dara leen rek lañ ci am moo woo mag ji ne ko den rakk ji ne ko den maa jàpp maa ngi commissariat central loolu rek lañ ci am. waaw asubillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum yéen ñi fi teew ñëpp maa ngi leen nuyu kenn ku ci turam ak santam di nuyu Guy Marius Sagna di nuyu mbokk activistes yëpp di nuyu population Sénégal waaw li ñu tax a teew fii tey mën nañu ko expliquer parce que ñëpp xam nañ ne dee mort naturelle rek dafa metti nga mort naturelle ci prison rek dafa metti loolu donc dañoo war a justifier def enquête boo xam lan moo ko rey surtout ñëw ñu ne ñu dafa suicidé dafa xaru ci biir prison bi ñun man xibaar bi ni ma ko yëgee su ma ko waxee sax mun nañ ma bañ a gëm 18h laa ko yëg man démb 18h boobu maa ngi entraînement terrain entraînement 18h lañ ma woo téléphone sama téléphone sonné ñu ne ma urgent la fekk man leen coupé leen ko ñu ne ma urgent nee na c'est urgent man na ko coupé leen ma génne dinaa ko mu ne ma wuyul sa grand frère la nee na urgent la ma ko wuyu mu ne ma Abdou moo dee man na ko fu mu dee mu ne ma police
bu central la dee nee na dafa xaru man c'est la première fois ma dégg arrestation Abdou Faye depuis ba ma ko xamee ba tey parce que bokk nañ benn néeg muy fanaan sama néeg man avant muy ñëw Dakar nekk na sama néeg di fanaan booy wax ak moom du la xool kii loolu parce que loo wax ne da nga koy na leer parce que su ma ko waxee fii dama koy wax feneen li ma xam ci moom laay wax xamewuma ko benn violence xamewuma ko benn jikko boo xamante ni maanaam bu ko jaral muy xaru la parce que man dama gëm ne man xaritu Boy Djiné la xaritu Baye Modou Fall la du tax man may xaru n'est-ce pas Baye Modou Fall nit la comme ñëpp am na ñu fi gën a nekk yeneen kii kon gëm naa ne loolu warta nekk cause boo xam ne moom la ñu war a tegal fii mun nañ ñoo wax lépp loo xamante ni moo am lu dul dafa xaru li ñu bëgg mu justice soit fait nañ ñu tegal justice lu leer nañ autopsie na jaar yoon nañ ñu bàyyi ñi def autopsie ñu génn résultat yi si mu nekk des résultats palpables ñu mën a gis mais mënuñoo concevoir ñu dem fii jaar andil ñu ne dafa xaru dem leen jël leen seen koor ngeen suul ko fan lañ koy suul ñun ay jullit lañ rawat nañ nekk ay musulman ñu nekk suñ région Diourbel ñu bëgg koo def cimetière mu nekk cimetière ñi nga xamante ni policiers yi ñoo leen di mën nañ ko wax noonu boo xoolee Fallou Faye benn village ñoo bokk benn village benn commune d'arrondissement de Patar moom lañ bokk ñun man fa laa xëyee tey 5 heures du matin la départ ñëw fii ba léegi amuñ dara lu ñu si leer Basirou Faye la même chose ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen kon nag nañ jàpp ne lii mu ngi bëgg a bari ci askan wi tey jii comme ni ko gars yi waxee ñëpp man mën na ma nekk man suba mën na nekk keneen mais pour lan la pour mu deñ mooy ñun ñoo ko war a xeex ñun koy xeexe mooy nag na affaire bi leer bu fekkee ne maanaam mort naturelle la ñu xam ne mort naturelle la bu fekkee leneen moo ci la ñu xam ne parce que newuñ kii moo ko rey newuñ kii moo ko rey mais il faut ñu xam lan moo xew parce que c'est très dafa yomb te dafa louchit encore comme ni ko guy man mosuma def prison xam ma la xaw prison waaye comme que prison njàmpe ñax moo fay dugg ban njàmpe bu mën a pendre nit ba rey nit ak geste yan moo fu nit ak ban prison boobu ñan ñoo fa nekk ak ñan ñoo koy garder ak moor ak ni mu dee ak ni mu mettee nit mënta dee te sans réagir man dee xar doon boo ko reyee bala moo sedd nga yëg ko waxuma la nag nit ku dee au minimum bu fekkee dee mu métti loo mën a muñ loo dëgër métti dee mënoo koo muñ nga nekk conscience sain et sauf conscient métti dee nga bëgg koo muñ téye sa bopp ba dee te kenn yëgu ko nga nekk ci cellule boo xamante ni c'est des centaines de personnes ñoo fa nekk vraiment c'est très louche ñun li ñu bëgg mooy ñu ngi lancer un appel à toute la population sénégalaise ñu ngi lancer un appel à tous les membres du gouvernement ñu ngi lancer un appel à toute la population surtout l'opposition encore parce que bawuñ kenn fépp wax képp ku ñu mën a dimbale talal la loxo pour nga dimbale ñu pour lii leer parce que dañu bëgg mu leer wax dëgg yàlla dañu sonn te ñëpp xam nañ ku gis papaam li muy waxee nga xamante ni bu déggee ma ne kii nañ arrêté questions yi amul force taxaw pour répondre les questions parce que lii jafe na sa doom faatu jotagoo koor bi nga toog conférence de presse di répondre des questions bu ko kenn mënee ñaar ñett mënuñ ko loolu moo taxoon ma obligé guy ma ne ko nan arrêter les questions s'il y a des questions nécessaires man su fekkee man am na lu si mën a répondre je vais essayer de le répondre loolu mooy li ñu fiy tax a toog tey dañoo bëgg ngeen xam ne attaqué wuñ justice attaqué wuñ police attaqué wuñ gendarmerie attaqué wuñ population attaqué wuñ benn institution mais dañoo bëgg ñu jàppale ñu lii leer États-Unis moo ñu ëpp doole George Floyd noir la te dafa am lu leer naññ dafa teg ba bu am preuve ba xam ki ko rey kii bu fekkee ne nit moo ko rey ñu xam ko bu fekkee ne nag li ñu wax moo am ñu xam ne loolu moo am mais ñun leen rek leen bëgg mooy na dëgg ji feeñ. wasalaam maa ngi leen jégalu yéen ñëpp nuyu suñu confrère bi nga xamante ni moo posé question boobu. question bi nga posé bu autopsie bi question bu am solo la parce que autopsie bu fekkee ne maanaam résultat bi génn na dafa positif accepté ñu nangu ne maanaam moom li mu def noonu la mën nañ koo nangu mais si ay fànn la parce que autopsie dafa war a am fu mu jaar n'est-ce pas waruñu mën def autopsie bu xamante ni comme ni ñu naan phobie la da ngay dem fee bind fee def ne def ni génne andi les résultats
bu fekkee ne maanaam doy nañu dina am ñu ko wan parce que ñooñu si gën a sut ñooñu si sut bu fekkee ne nangu nañ ne résultat bu jaar yoon la on accepte mais bu fekkee ne maanaam conseil yooyu moom mën nañu jox yeneen conseils yoo xamante ni c'est des conseils pour ñu jaar ci yeneen contrefaçon beneen yoon waaw yeneen perspective ñu jaar ci perspective yooyu pour topp loolu pour am ci beneen résultat bu ñu jaaree ñun ñu fay sax pour def suñu autopsie beneen autopsie boo xamante ni ñun ñoo koy fay ñu defal ko suñu bopp xaar suñu résultat. li ma ciy yokk rek mooy résultat yi génnagul xëy na génn na dina génn bu génnee famille bi dina def réunion seen biir bu ñu réunion wee xëy na ñoom après dinañ wax ak ñun bu boobaa nag famille bi dina wax lan mooy doon taxawaayam. ñaareelu question bi mooy lan moo nekkoon liggéeyu Abdou ak lan moo nekkoon atam. waaw ñaareelu question bi mu ne Abdou lan la doon liggéey n'est-ce pas loolu nga laaj. waaw ak agam Abdou mu ngi judd en 1990 1990 la judd à Dakar te gi naan si parce que ak Grand Médine waaw foofu la juddoo 1990 Abdou moom commerçant la woon da doon def marchand ambulant Dakar la juddoo ak Grand Médine. moo nekkoon diggante waaw marchand ambulant la daan def à Dakar non amul loon soxna amul doom waaw. lan moo nekkoon diggante Abdou troisième question bi mu ne lan moo nekkoon relation Abdou ak Baye Modou Fall ndax xam ngeen ko wala xamuñ leen man mosuma kaa xam Baye Modou Fall de man mosuma xam ne am na relation ak Abdou gaa nag ñoo bokk Jurbel ñoom ñaar ñoo bokk Jurbel mais mosuma xam ne am na relation ak Abdou Faye te Abdou Faye comme ni ma ko waxee ci sama introduction mosuma koo xamee prison mosuma kaa dégg prison te def naa ne ku am relation ak Baye Modou Fall ba mu am relation bu sérieux Baye Modou def naa ne bii mooy 12 voire 13e arrestation war nga cee mën a feeñ ci benn wala nga am ci benn trace li ñu bëggoon mooy ñu defal ñu tracé boobu bu ñu xam ndax lan la seqoon ak Baye Modou Fall ndax moom bi ñu koy jàpp ak Baye Modou Fall moog Baye Modou Fall ñoo ànd wa illaa dañoo bokk ci lieu bi ñu nekk parce que mën nañu bañ a ànd sax bokk ci benn lieu bi ñu nekk on sait jamais mënuñu koo xam ñun yàlla rek a xam mais xamuñu ak moom benn relation bu am ak Baye Modou Fall man Baye Modou Fall man am ak moom benn relation wax dëgg yàlla. ok dernière question. waaw sëñ bi ci loolu noonu laay répondre rek léegi yéen le fait que moom ñu dañ ko jàppee fii Missirah ak Baye Modou Fall. te yéen ngeen ne Abdou Faye ngeen ko xamee woon ku baax la amoon leen mosul leen koo xam ci leen mosul prison ndax loolu tamit téyel seen xel ci koo xamante ni si ni moom évadé dafa dawoon fugitif la woon Baye Modou Fall dafa dawoon prison pare ngeen dégg ni seen doom dañ koo jàppaloo ak ki nga xamante ni si moom mooy Baye Modou Fall loolu ndax yéen téyel seen xel ak aussi ba lan ngeen ciy wax. man loolu sama surpris daf ma bett man bi ma dee génne sax mook Baye Modou Fall lañ jàpp démb laa ko yëg man démb bi mu dee boobu laa xam ne mook Baye Modou Fall lañ jàpp parce que bi ñu jàppee dañu ne jàpp na Baye Modou Fall ak 3 personnes ñi nga xam ñoom ñoo ko aidé pour mu génn ñi ko dimbale pour mu génn ñooñu leen ko jàpp ndax ñooñu ñoo ko doon jàppale pour ñu génn réew mi boobu loolu laa ci dégg man xamuma woon Abdou Faye la parce que ñun kenn woowuñu nañu jàpp nañ seen doom kenn woowuñu rakkam bi ko dégg moom moo jël téléphone am woo rakk bi mu ko déggee rakk bi moom ñoo doon traité loolu man yëguma ko papaam sax yaakaar naa bu ko yëgee le dimanche la ko yëg c'est le dimanche la ko papaam yëg dimanche la yëg ne arrêté nañu ko ci li mu wax dimanche lañ ko arrêté mercredi mu faatu mardi sax la faatu c'est mardi si guddi waaw mardi si guddi la wax ne mun la faatu kon 2 jours la def prison bi ñu ko waree entendre mercredi bi ñu ko waroon entendre boobu la faatu boobu la ñuy présenté ñu fa te buy faatu ni ko koy waxee rakkam andil na ko ndékki ak lépp bi mu ñëwee jël na ndékki bi waxuñ ko ne ko faatu na waxuñ ko dara dañ ko ne demal dinañ ko jox bi mu demee génn si biti yëg si réseaux sociaux yi man si réseaux sociaux yi la ko rakkam bu góor moo ko yëg si réseaux sociaux yi ñu ko dee mu wax ko loolu mais ñun amuñ ci benn trace amuñ ci benn information bu ñu woon sax ne mook Baye Modou Fall lañ jàpp. comme ni ma ko waxee woon kii mooy Pape Ali Faye di bàyyi ci suñu mbokk ndem si yàlla Abdou Faye dina ci sànni yenn kàddu suñu mbokk tamit Mody Niang moom itam bokk ci mbokk yi ak Mor Ngom bokk ci mbokk yi mun na am ñoom itam ñu sànni si seen kàddu Baye Ali bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah
ñu ngi leen di nuyu. yëkkati baat bi. waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen jaajëfal ci coono bi depuis bi affaire bi amee ba léegi gis nañ ci seen taxawaay kenn ku ci nekk fa nga ci féete kuñ gis ak kuñ gis kenn ku nekk yaa nga taxaw fa nga war a féete yaakaar naa jotaay bi ñëw ci membre ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille Abdou Faye waroon nañu ëpp nii mais ñeneen ñi comme ni mu ko waxee sànq ñii dañoo nekk fii ñii nekk fële ñun nag ñoo leen jot a nekkal fii waaw ba tax na ñun tam léegi mën nañoo ne comme niñ ko ñëpp jëlee rek noonu lañ ko jëlee ndax man mercredi lañ ma woo ne ma jàpp nañ ko dimanche ñu woo ma di bërki dem noonu rakam bi mu woo ma bi ma rakam bi woowee ne ma jàpp nañ ko léegi mercredi bi ñu woo ma encore ne ma dee na waaw mais àllarba lañ ma woo rakam bi moo ma woo ne ma jàpp nañ ko dimanche mu dem seeti ko ñu ne ko dee na ma ne ko foo jëlee loolu ci nouvelle boobu noonu man ci réseaux sociaux yi laa ko jëlee man maay papaam affaire bi nag metti ñu lool dee na dee goo xamante ne nii moom xamuñu ci lan la dee mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu tuumaal boobu ñuy wax doyuñu ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne nii ñun suñ bopp dinañ xam ne lii kat fi mbir mi féetee waaw dinañ ko topp nag di ko saytu ba fañ ci mën a yem waaw ñu ngi woo ñëpp nag dale ko ci kaw président de la république ba ci ñi ci suuf ñëpp ñu ngi leen di woo kenn ku ci nekk fooñ ci mën a jàppale ak noonu ci mën a jàppale nga jàppale ñu si ba mbir mi leer affaire bi métti na méttiwaay boo xamante ne Abdou féeti woon nañu foo xamante ni mën nañ luñ ci waxati mënatuñoo wax ba jot ko mënatuñoo wax ba am lu toll ni Abdou waaw comme ñàkk nañ ko nag ñàkkin boo xamante ne nii amuñ ci lu ñu doy ñu ngi woo ñëpp ñu xool mbir mi buñ am luñ ci doy ndax bu dul moom itam dañ koy def ngir ñeneen itam comme moom bosam jàll na bu pare ëllëg si biir mën na doon keneen ci ñun ñii kon ñoo ngi def intervention boo xamante ni dala ko ci kaw ba ci suuf yëpp képp koo xamante ne am nga loo ñu pon a dimbalee ci jàpp ne ba mbir mi leer daal te lii bañatee am moom wax dëgg yàlla moo ñu gënaloon nga jàppale ñu si. papa li ma la bëggoon a laaj mooy. waaw ba kii bi xibaar bi ñu si jotee. waaw tey ba ñu xëyaat si ba dégg nañ ci revue de presse bi di wax ni Abdou Faye. waaw dëkkoon na di tenté di xaru laataa bu démb bi xam nga bu barki démb bi est-ce que yéen loolu jotoon ngeen ko yëg est-ce que doon nañ leen wax ni Abdou. waaw doon na jéem a xaru ci biir kaso bi. déedéet te ñun gëmuñu loolu tam gëmuñu ne moom da doon def loolu gëmuñu ne affaire boobu noonu la ndax man bés biñ ma wooyee ak bés biñ ma waxee ne dee na dafa amatuma ci beneen nouvelle jàpp nañ ko lañ ma wax rakam moom ma boo Fallou Faye boobu mu doon wax noonu sànq moom ma woo ne ma Abdou woote ko ne dañ koo jàpp Abdou moo ko woo ne ko dañ maa jàpp maa ngi fii commissariat central waaw mu woo ma moom Fallou Faye rakam boobu noonu ne ma jàpp nañ Abdou ma ne ko mu ne ma waaw ma ne ko déedéet kay mu ne waaw démb lañ ma woo ci boori 11h midi ne ma wàcc na ab liggéey dama ko doon yóbbul naa ko ndékki ñu ne ma xaaral tuuti mënaguloo ko gis mu wuññe ko di ñib si taal portable am gis ci réseaux sociaux yi ñu ne Abdou Faye dee na lii lañ ci jëlee mu metti ñu lool ñu bëgg daal luñ ci leer loo xamante nii daal bëgg nañ daal ñu wax ñu fi dëgg yi nekk daal ndax lii bañatee am ndax mu ngi bëgg a bëri comme ni mu ko waxee dañuy def ngir ñeneen ñi nga xamante ne ñëwagul ndax kenn ci ñun mën naa doon kenn ci ñun ku fi jógee ku ne waaw xaru bi moom gëmuñu ko moom duñ ko mos a nangu itam ñu bëgg nag yoon def liggéeyam bu wax ñu dëgg yi Salimata waaw xanaa di la laaj rek ndax bu ñu la waxee ni la génn na àdduna ba léegi ndax dem nga tiim sa doom ak lan nga ci gis ci koor bi loo xamante ni xaw na gën a tey sa xel. waaw démb heure yi ma jógee Diourbel pour ñëw fii nii mënu woon egg foofu noonu turandoom Abdou Faye bi ma ko tuddee sama rakk boobu noonu moom moo dem gis ko mu ne dafa amay gaañu ci bopp bi moom moo dem ba gis ko moom ndax mu ngi fii nii Dakar moo ko rakkam Fallou Faye boobu noonu ñoom ñoo dem ba gis ko mais Abdou Faye turandoom boobu noonu bi mu demee ba gis ko moom dafa ne am na ay gaañu fii ci baat bi ci bopp bi nii loolu la mu wax mais rakkam Fallou Faye moom dafa ne man jënd naa ndekki ba yóbbu ko ndax nee na tey lañ waroon taxawaataat ci àllarba ji noonu léegi mu génn ñu ne ko mun loo ko gis bi mu génnee ci la taal portable am gis ci réseaux sociaux yi ñu ne Abdou Faye dee na mu wëññeekuwaat ñëwaat di leen laajte loolu nan la mën a demee ndax man indi naa ko ndekki waxu leen ma dara bu ma taal sama portable gis ñu ne ma dee na loolu nan la mën a demee mu woo ma wax ma ko man ci laa jël oto ñëw heure yi ma egsi fii nag guddi woon na mënu woon dem foofu noonu CTO. oui derrière yow la kan noo tudd ban saar nit la woon waaw ku baax waaw dëgg waaw ñun li ñu xam ci moom ku baax la woon ku bëgg famille la woon tam waaw koo xamante ne ni ñi daan réeroo xëy na bariwuloon waaw dañ daan bokk korité rek ñoo bokk feete julli ko Jurbel
bi mu dellu see Dakar ak léegi bu motee 10 jours itam ci la yem lundi bi passé moo ko def une semaine bi mu dellu see Dakar ak léegi Jurbel lañ feetoo ñun ñëpp bokk feet ñun ñëpp femme bi ak femme Fallou Faye boobu noonu rakkam ñu ñoo bokk feetee balte ne bële passé noonu ci la le xëy ne ma papa maa ngi delluwaat Dakar mu ne ko waaw demal tu dikk ak jàmm mu ñëwaat àllarba ñu woo ma ne ma jàpp nañ ko dimanche ñu woo ma ne ma dee na lii laa jëlee ci Abdou ñi ma ko wax tam ci réseaux sociaux yi lañ ko jëlee. Abdou est-ce que mën na def prison. waaw bii mooy man bi ma dégg muy dem prison. enfin eggul sax prison. waaw jotul egg sax waaw garde à vue la. garde à vue liñ ci wax bu fekkee ne xool nit ki mooy garde à vue xanaa wow nit moom waruñ ko mën a seetaan di ko xool ba muy rey boppam ci noonu. waaw asalaamaaleykum maa ngi ziar mboolem ku fi teew di leen jaajëfal. wax leen yaay kan lan nga bokk ak di leen masawu seen coono yi bu baax a baax parce que nekk na jamono joo xamante ne bi xëj na ku la si may sa temps ba nga bëgg koo wax lii la metti kooku mooy sa mbokk man Modou Niang laa tudd di borom këru rakku Pape Ali Faye mi nga xamante ne bi mooy papay Abdou Faye yàlla dogal ñu jóge Jurbel démb su ma jumul ñu ngi fi egg si presque ay 21 heures bi ñu ñëwee lan déggante kilifa gi waxtaan ak moom pour war a def conférence de presse bi sabab bi nag leen dong la néew doole am lu nu metti xalaat fu ñu ko war a mën a yuuxoo ba am si wollu comme anam bi ñu ko bëggee ndaxte bu fekkente ne bi dañuy wax si Abdou Faye rek xëy na ñun mën nañ si moo wax ak moom parce que ñoo ko juddule ñoo ko yar maanaam du xippi bët xool doomu aadama amul benn problème boo xamante ne bii mos na ko def wala mos ta am benn dépression boo xamante ne bii daf ko doon xiir sax di def yeneen yu naka su noonu kon bu yàlla dogalee tey ñu arrêté ko boole ko ay nit comme moom ay doomu jàmbur comme moom ñu xëy nañu Abdou Faye xaru na ñun moo xaru bi moo ñu dérangé parce que ay jullit lañ tey bu ñu ko jotoon tey njaaram lañ ko yóbbu si cimetière musulman yi nekk Diourbel te yaakaar naa ne dem bi xibaar bi jógee réseaux sociaux yëpp seen mbokk journaliste yëpp xaru lan wax te kon naka nga ne jullit bu xaroo doo ko denc si almeeri jullit ñun ñuy d'accord ne dafa xaru ak fan la xaroo ak nan la xaroo parce que nit ki bu fekkee tey nee na da nga koy garder da nga ko war a xool sentir sax wala ko dugal fi nga koy teg sàkkantumaa jaaro kon naka lay xaroo néewuñu ma Samba moo ko rey néewuñu ma Demba moo ko rey néewuñu kii néewuñu kaa suñu doom daal dee na li nañu ñoo ko rey doyuñu ñu bëgg a xam dëgg gi nag moom lañu bëgg a xam ñu ngi si woo képp koo xamante ne bii baatu askan wi ñor na la ép koo xamante ne bii yaa ngi fekk fi ñuy néewal doomu aadama nga war koo mën a jàppale si sa rafetum xel wala sa rafetu xalaat wala sa ndombul tànk boo takk nga dimbala nu ñu ngi siy njëkkee maanaam président de la république ak procureur de la république ñu ñëw jàppale nu ñu xool lan moo rey suñu doom ñu wax ñu lu leer loolu daal lan amoon si li nga xamante ne bii moo ñu taxoon jóg wax dëgg yàlla ñu ngi siy jégalu nag it di leen jaajëfal yi ñi nga xamante ne bii yéen a fi nekk suñu mbokk presse yi ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah